di benn waxtu jot ca quartier Pont ak ca quartier Dépôt ca Tamba ñu di ko génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës ñaar fukk ak ñeent nit yu pur ñu nu jàpp gannaaw fitna yewoon ca Tamba di xaar ñu jébbaleen procureur loolu waral ba sax kaaraange gu mat sëkk lañ nemeeku foofu la ca diwaanu Tamba. at mu ne junniy xale daañu amee jàngoroy cancer ci Sénégal docteur Claude Morera jiite service bi ni jagleel cancer xale yi amee cancer te Dantec moo ko xam ne muy métti lu li mu amul ci réew mi yëpp lu dul benn service pour xale yooyu. SEMI yombale na paj mi pour ñëpp ci askan wi teewul nag jafe-jafe am na ci ba léegi ci gis-gisu directeur bu agence SEMI di Bokar Mamadou Dafa. fac lettre bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar sëngam ndax jafe-jafe yu tar muy étudiant yu bëri ak jàngalekat yu doyul ña fa nekk nag di sàkku ndimbalu nguur gi. daañu jeexale xibaaru tàggat yaram gannaaw xibaar yi journal de la présidentielle ak Mamadou Mohamed Ndiaye mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne studio ni ci ay faram-fàcce. Aliou Ba ak Malang Sonko ñoo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door ak mbirum ndaw si leen fi doon wax di ndaw soo xamante ne dañ ko faat Matam loolu gannaaw bi nga xamante ne dafa sëy woon dem kër borom këram ki nga xamante nag moo ko faat daan nañ koy teg loxo muy borom këram ci boppam moo ko faat waa ji nag ñi ngi ko jàppee jamono joo xamante ne ma nga doon daw ngi dem ca Mauritanie ñu jàpp ko nag ci poste de police bu Gurel Oumarli jàkkaarloo kay di ca Mauritanie waa jooju nag di borom këru ndaw soo suñu faat jamono ji ma nga ñu tëyee ca brigade gendarmerie bu Ndendori. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci xew-xew yi amoon ca Tamba ci altine bi ñu génn ba ñaar doomu aadama ñàkkan ci seen bakken di ay jàppante diggante waa PUR ak Benno Bokk Yaakaar ñaar fukki nit ak ñeent yi ñu teg loxo bokk nag ci ñiy wattu karange candidat bu PUR di Issa Sall ñoom ba léegi ña nga ca garde à vue ca commissariat bu Tamba commissaire bu bees ba sax di lijjanti seen i mbir ngir mën leen a jébbal procureur naka tey ji jamono ji nag lañ nemmeeku moo di ne karange gu mat sëkk lañ moo am foofu la ca dëkk bi di Tamba leeral ak Moussa Omar Gueye. ñaari fan ñu ngi ci biir commissariat urbain bu Tambacounda ñu leen di déglu ñaar fukk ak ñeenti agent de sécurité yooyu nga xam ne ñu ngi bokk ci PUR dañ leen war a defeere tey ji ci ngoon jàpp ci guddi gi yóbbu leen ci tribunal grande instance ñu wuy ji parquet ba ginnaaw laaj yu jëkk yi inspecteurs yi amal nañ ko ba sottal ci fi nga xam ni moom mooy ci commissariat urbain police bu Tambacounda fekk nañ fa ay CMI ak ay policiers yu bëri am ay daamar sax yu taxaw ci bunt bi ni gàññ ak ay CMI ak ay policiers ya ca ne ci jamono jooju nag ba ñu duggee ci biir commissariat police bu Tambacounda ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaar fukk ak ñeenti éléments yi nga xam ne ña ngi leen doon laaj ñi ngi taxaw ci ginnaaw grille yi ci biir cellule boobule ci jamono jooju ñu seenu Adja Togo Guindo mooy yaayu Ibou Diop kenn ci ñi nga xam ne dañu faatu ci xeexoo yi amoon bërki démb diggante waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar ci moom ak ay nitam ak ñeneen ñi nga xam ne fekkee woon nañu xeexoo yooyu amoon daanaka fi mu ne sotti na ci laaj yi nga xam ne ñu ngi leen ko doon amal fi nga xam ne moom mooy ci police bu Tambacounda kii di commissaire principal Hamadi Balde ginnaaw ñaari fan yi nga xam ne dikk na ci Tambacounda ba tàmbali yor lenge yi ngir doxal liggéey bi xëppi na ay gëtam ba daal taxawal benn pexe boo xam ne bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñooy cortège ba ànd ak candidat Sonko tey ji ci aljuma ji bu ñuy dugg ci Tambacounda ñu dugg fi ci anam yoo xam ne dañ leen saytul seen kaaraange waaye itim ba tey danañu toppatoo lépp lu jëm ci wàllu kaaraange yan pexe la ñuy def ba ñi nga xam ne ñu ngi ci commissariat police bi nuñ leen di defeere yóbbu leen ci parquet fekk du am benn jiixi jaaxa waaye itim ba tey gën a toppatoo lépp lu jëm ci wàllu kaaraange askan wi ci dëkk bi wërngal këpp gannaaw loolu moo leen fi baax Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futurs Médias. Moussa Omar Gueye kan mbir moom daañu ko topp xool fa muy mujje dellu si fii ci Dakar wax ci meneenu mbir di mbirum juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yi nga xamante ni Ousmane Sonko dafa wax ni kii di njiitu impôt et domaine li Mamour Diallo de ko lubal assemblée nationale di ci sëgg nag tey ji nag la ñu war a taxawal lii di commission d'enquête bi saytu mbir moomu député nag bëgg xam dëgg lan moo xew ci mbir moomu mbirum tuuma yooyu kon jamono ji ñu ngi ci amal ab ndaje daañu si dellu seeg yéen ak suñu reporter bañ teewal ci assemblée nationale di Nafissatou Silla ki nga xam te nag mooy Ousmane Sonko ñu fàttali ne moom li mu wax ci mbir moomu mooy du dem wuy ji benn yoon commission boobu kenn rek moo ko mën a woo muy wuy ji muy nag procureur de la république gannaaw plainte bi mu def
Ousmane Sonko sax di wéyal jamono ji campagne bi gannaaw bi nga xam te ne bokk na ci juróomi mbër yi jongante ci élection yi war a am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi des wax ba léegi lu soxal wàllum politique ak nag société civile bi jox tànku jàmm ngir dal am ci wote yi tax sax ba biik ñu daje ko président Abdoulaye Wade Maurice Dieng di koy xel màcc ci wàllum politique gis ne loolu ñu rafetlu la waaye gëmul ne nag loolu dina jur lu bëri tax nag ba fitna ak tibbante tàngi nemmeeku jamono ji moom gëmul ne loolu dina ko soppi xanaa nag ñu teg pression ñi nga xam te ne ñoo yëngu ci wàllum politique loolu rek moo mën a saafara mbir yi dañ koy déglu moom professeur Maurice Dieng. société civile bi mi ngi ci li nga xam ne moom la ñu xaar ci moom maanaam mu dem fekki ñi nga xam ne ñoo sekk jongante bi waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne xel yi dana gën a dal jàmm ji dellu si ñu sàmm jàmm ji itam parce que jàmm ci la lépp xaj élection yi nag kenn warul woote violence parce que mi moom rek la ñu am bu réew mi baaxee ñëpp la baaxal bu yàqoo ñëpp la yàqul kon kenn waru fi woote violence peuple bi maanaam askanu Sénégal moom moo yore kilifteef gu kawe gi kilifteef gi nga xam ne dara féetewu ko kaw kon bu fekkente ne dañu dem ci ay élection ñëpp war nañ fexe élection yi jaar ci yoon yaakaaruma ne mën na leen kii wante bu fekkee ñëpp wax nañ ci société civile bi wax kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp wax ci sénégalais yi yëpp itamit ŋàññi lépp loo xamante ne violence la wala woote violence la yaakaar naa ne mën na soppi mbir mi. nekkoon professeur Maurice Dieng moom nag di professeur jàngalekat ci université Gaston Berger bu Ndar di gëstu ci wàllum politique une heure a tegal juróom ñaari minutes. RFM rajo askan wi. neneen ci xibaar yi ñeel wàllu wér-gu-yaram ak bés bi nu jagleel xale yi amee cancer ñu koy màggal tey ji ci àdduna bi fii ci Sénégal nag lu ëpp junni gune at mu nekk daañu amee jàngoroy cancer bu nu sikkandikoo ci nag kii di njiitu service bi nu jagleel xale yi amee cancer ci hôpital Dantec moom docteur Claude Morera di mettitlu jafe-jafe boo xam te ne am nañ ko ngir mën leen a toppatoo ndaxte nee na benn bërëb rek moo am ci Sénégal yëpp ngir toppatoo xale yi amee cancer ñu déglu ko moom docteur Claude Morera. On peut considérer qu'il y a. mën nañ jàpp ni at bu nekk lu tollu junni ci xale dinañ am cancer ci Sénégal cancer ci xale yi nag feebar yu métti la ay maladies yu grave sax te tamit pour faj ko dafa cher kon faaw nga am organisation bu baax Sénégal nag benn service kese moo am bu spécialisé ci wàllum faj xale yu ndaw yi am cancer te service boobu muy hôpital Aristide Dantec service boobu nag dina toppatoo lu toll ci 200 xale at bu nekk yu am cancer ñun nag dañuy jël en charge xale yi yegg si yëpp ci unité bi waaye seetlu bi mooy xale yëpp yi am cancer ci réew mi du ñu ñëw ci unité bi loolu mooy kon ñett boo jël kenn rek moo mën a bénéficier wu ay soins li ko waral nag mooy faj xale bu am cancer lu cher la. Le traitement des cancers des enfants est quand même très coûteux. mu ne woon docteur Claude Morera Youssouf Bodian la ñu tekki lay kàddoom moom docteur Claude Morera moo jiite service bi ñu jagleel xale yi amee cancer ci hôpital Dantec wàllum wér-gu-yaram ba léegi ak couverture maladie universelle di SAMU juróom-benn at gannaaw bi ko nguur gi taxawalee ngir nag néew di doole yi mën a faju ci anam yu jaax yoon bu ñu ci toll nag gannaaw juróom-benn at gis nañ ne jàppale na askan ñu bëree bëri waaye nag ay jafe-jafe am na ci te loolu ki nga xam te ne moom lañ ko dénk daal di na koy nangum mbokk Mamadou Daaf doonoon tey gànnu RFM matin. CMU ëpp na 2 millions ak nangam yi nga wax parce que CMU ñaari composante la am benn bi mooy ñi nga xam ne dañuy jaar ci mutuelle de santé yi ñooñu à peu près soo leen xaymaa ñu ngi 3,5 millions habitants yi nga xam ni enrôlé nañ leen ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci li ñuy wax régime de gratuité ñoom it dañ leen protéger maanaam xale yi nga xam ni ñu ngi doog a judd ba am juróomi at wala jigéen ñu wérul ñi nga xam ni suñu feebaree suñu waree matu mu laaj césarienne ñu jël leen en charge wala sénégalais yi nga xam ni dañu mënatuñu muy ñi nga xam ni am nañu juróom benn fukki at dem kaw ñoo ñëpp dañu leen protéger am na ñeneen ñi nga xam ni aussi ñu ngi bénéficier ci dialyse maanaam ay feebaru roño suñu leen fajul yàlla tere dañuy faatu ñu jël leen en charge loolu yëpp soo ko xaymaa toll na ni 49,3% daanaka presque genn wàllu population sénégalaise ñi ci soxla dañuy faju fi ñu toll nii. terewul nag que dëgg la ni ñuy koy fayee dafa xaw a yéex tuuti.
liñ koy fay def xaw yéex tuuti di kàddu yi bokk ak Mamadou Daf jiite agence bi ñu dénk CMU tey jii moo doonoon ganuk Babacar Fall ak Mohamed Ali Mouba ci RFM matin gannaaw wér-gu-yaram njàng mi ak fac lettre bu université bu Dakar foofu nag anam ni étudiants yi nekkee doy na war loola ndaxte étudiants yi dañuy takkaloo dañuy nag dajaloo di tànkaloo ndaxte nag toogukaay yi doyul rax si dool tamit ci anam yi doy wàllu ni jàngee ñii di jàngalekat yi tamit doy nu di loo xam te ne nag metti na lool te bëgg na nag ku leen ci dimbali reportage Salimata Aw. ñu taxaw dajaloo ci hall faculté des lettres ñii di waxtaan ñii di jaabante di xaar seen ñaareelu cours bu ñu nar a am ci suba si njàng moo xamante ni nee nañu niñ koy defee dafa mitti loolu Babacar Diop. bëri nañ fi moom mais tamit lu ñu bëri cours moom assiduité la laaj ak ponctualité bu ñu nee la cours bi 8h la waroo mën a xaar bay 7h50 7h45 kay ñëw au moins war nga mën a ñëw 7h30 ins boobu la salle sera assez libérée di nga mën a am place bu baax mën a suivre gars yi ñëw en retard la plupart rek boo seen ñoom ñooy blâmer professeur ngir mën a am place bu baax ci amphithéâtre yi daanaka da nga war a jóg bu 6h du matin jotee dugg ci sa faculté ba te yenn saa yi sax mën ngaa bañ a am foo toog. des fois dama daan ñëw ba université fii damay ñibbi waat wala ma génn du ma am place des fois escalier yi yëpp day fees del surtout en première année ba ñuy wër prof bi kii da daan mettre trop du ma mu doon mën a sa def ko dama daan ñibbi des fois noonu comme ça dama def ko wala ma génn ci biir doo am place dañuy wër prof bi ba ci buntu amphi bi dañ fa daan taxaw. Alassane Diallo di ñaax naataangoowam yi nee nañu xeex yi ñuy def baax na wante nañ ci boole ñu leen di tabaxal ay salle de cours yu bees. étudiants yi bu ñuy grève loolu la ñu war a mën a gën a grève que ay nekk di grève ay ko affaire de bourse affaire yooyu noonu je pense que loolu c'est nécessaire parce que si bourse ngay mën a dépendre pour faj si yenn soxla yi affaire yooyu noonu mais am na lu ko gën a xamante ne moom moo gën a nekk priorité mooy condition d'études yi. waa SUDES ñoom nag syndicat jàngalekat bu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakaru daa dee taxaw fëgg si table bi ni étudiants yi ni ñuy bëree ci classe yi bari na loolu rawatina ca faculté des lettres ñu xam leen ni nag loolee mënta wéy. Salimata Aw des ba léegi ci njàng mi ak daara yu tuut tànk yi daara yu ndaw yi daara yu suufe yi foofu nag ñi nga xam te ne ñu nekk fii ci Ndakaaru am na programme bu am solo bu projet yu maire bu Dakar bi woon Khalifa Sall amoon muy lait à l'école uniforme à l'école la santé à l'école waaye programme yëpp ñu ngi leen ko doon xibaar ba ko démb dafa taxaw gannaaw bi nga xam te ne Khalifa Sall jëlee nañ ko ci bopp maire yi ba di loo xam te ne nag ñii di élèves yi waaye tamit jàngalekat yi nekk ci daara yu suufe yëg nañ ko bu baax a baax reportage Kumba Baax. te lait bi dafa baax suñu yaram. meew ak uniforme yi ñu daan maye ci école publique yi ñaari at a ngi nii kenn gisatu ko moo ni day programme yooyu daan nañu tax ba ñu mën a téye ndongo yi ci école yi. situation bi nag Léwo Latsuk Faye moom directeur bu école Alassane Ndiaye Alou mu ngi koy naqarlu. bi école ba léegi du am semaine boo xam ne xale yi ay élèves ñëw ñu fi ne ma directeur léegi bi kañ lay commencé kañ lay tàmbale kañ la ñu am meew ak yooyu ak ay yére mën na leen loolu moom arrêté nañ ko parce que ki ko daan def mu ngi ci kaso bi. lu ni mel la ñu nemmeeku ci jàngalekat yi ñoom jàpp nañ ni meew mi daan na tax ba ndongo yi du ñu daw jàng Mamadou Kama moom jàngalekat la. lu xale yi soxla woon la parce que daan leen motiver pour ñu ñëw école. surtout jours yi nga xam ne daan nañ ko joxe xale yi dañuy sawar a ñëw école ndax dañuy xam ne bu ñu ñëwee danañu am seen benn poche lait yokk ko ci liñ doon lekk comme amatul dana am lu mu manqué si ñoom. ndongo yi ci seen wàll yàqamte lañu gis yi programme tàmbaliwaat ndax nee nañu lu am solo la Mariama Mbodj moom ndongo la bu nekk ci classe CM2 ci école Warat Diène. meew amatul si benn école ndaxte dañoo tëj Khalifa Sall te meew bi daf ñu doon permettre ñu mën a yokk suñu intelligence te tamit amatul si école yi ndaxte bu ñu tëjee Khalifa Sall ba léegi amatuñu tënk ñu jàppale ñu jox ñu ay tënk ak ay lait. bi ñu jàppee ki fi nekkoon maire Dakar ba tey jii li di meew ak tën yu ñu daan may xale yi kenn gisatu ko ci école publique yi situation bi nag ñoom école yooyu ñu ngi koy naqarlu waaye ñu ngi ñaan nguur gi mu delloo siwaat yi le programme ci ni mu gën a gaawi. Kumba Bax dem ba Thiès benn dëkk ñaari gaax léegi nag mu tàmbaliwaat di gis yi train ndaxte am na déggoo gu dox diggante Dakar Bamako ferroviaire di société bi yor raay ci Sénégal ak ñi nekk ci Afrique du Sud nee na nag daañu suqali raay bi jaarale ko sax ci lu toll ci fukk wagon ak ñaar yoo xam te ne bi laa yàgg dina yegg si fii ci Ndakaaru Cheikh Anta Diop.
daanaka léegi jafe-jafe teggeeku ñii de waa Dakar Bamako ferroviaire ndaxte seen këru liggéeyukaay bi xaatim nañu ab lëkkaloo seen diggante ak ay partenaires yu nekk fële ci Afrique du Sud ba tax ne ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na loolu lu jëm ci wàllug saxaar daañu fi indi fukki boppu saxaar ak ñaar ngir nag joyanti kër saxaar gi Kibili Touré moom mooy administrateur général bu Dakar Bamako ferroviaire. kër boo xam ne nit yi toog nañ benn ñaari at te liggéeyuñu liggéey bu doy dafa laajoon ñii ni yore seen ay train ñu ñëw jàppale ñu gaay ñu waxtaanee sax léegi dañu gis ni fukki train ak ñaar du ñëw ci benn bés day ñëw par ñaar ñeent ñaar yu njëkk yi ñaari weer ak genn wàll la ñu wax ni dinañ ko mën a indi le temps que ñii seen ñaari train yi di ñëw Dakar Bamako ferroviaire sunu train yi mën nañ dem ba Tamba bu ñu defaree ba Tamba mu desal ñu diggante Tamba Kidira foofu nag moo gën a yàqu boobu dafa laaj quand même ñu wuti ay dimbal yu diis yu am solo ñaari fan yi ñi ñuy war a dimbali ci àdduna gi dinañ dikk ñooñu tam bu ñu dikkee dinaa leen fi woo ngeen waxtaan ak ñoom ngeen xool. ndaw lii jóge fële ci Afrique du Sud jiite kër ak saxaar googu nee na nag noppi nañu tey jii jàppale Dakar Bamako ferroviaire ba kër gi taxawaat. And industrial companies that operate in. Nous avons une certaine expérience. lu toll ci ñaari weer ak genn wàll moom la ñuy xaarandi ngir bopp saxaar yooyu ñëw fii ci réew mi mu mën a daw ba tax na liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire am lañu yaakaar ci lëkkaloo bi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop déportage bés bi ñu jagleel ko nag wàllu campagne bi ak ñi nga xam te ne ñooy DJ yeeg borom matériel sono yi ñoom nag seen bambaa ngi naat bu baax a baax ci campagne électorale bi lu ni mel nag la ñu nemmeeku ca diwaanu Mbacké ak Touba reportage Mohamed Diop. ñu bari ci ñoom yaakaaroon nañ ne campagne présidentielle bi bu tàmbalee nañu am ay liggéey yu gën a bari waaye ñi yor matériel de sonorisation nekk ci diggante Touba ak Mbacké jamono ji bokkuñ ci ñi nga xam ne seen campagne dox na. ñoo ngi nii boobu léegi génn nañ suñu xaalis daf ko ci matériel dara doxul. DJ bi bokk na ci ñoom depuis bi campagne bi tàmbalee ba léegi lu mu génn bariwul. campagne yaa ngi taxaw dara doxul dara doxul lépp a taxaw instant bi moom depuis ba campagne bi commencé ba léegi ñu gisaguñ suñu bopp. DJ ji li moom jàpp na ne li candidat yi bariwul moom moo tax. fi mu ne nii seen liggéey néew. ñu gis yeneen dëkk yi ni ñu amee ambiance ak meeting yi nañ fay doxee par rapport ak Mbacké depuis arrivé Macky Sall ba mu amee ba léegi amaatul beneen meeting boo xam ne ne meeko na fi meeting bu mag muy jour bi nga xam ne ni tamit Madické Niang ñëw na fi ak Macky Sall ak Sonko boobu léegi daal gisaatuñu fi keneen te dafa mel ni tamit li gën a posé problème bi mooy candidat yi nga xam ne ni bëriwuñ. Bassirou Sow ay bâche ak ay chaise lay luyee entreprise am mu ngi tudd Daaru Baaxum bâche am na ay quelques commandes sax waaye nag taxu ko bari lool. waaw mi ngi dox ndànk-ndànk waaye de saisi moom ñun xam naa dañuy gaañu moo. muy DJ muy ñi yor matériel de sonorisation waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ay bâche ak chaise di louer ñoom ñëpp méngoo nañ ne campagne présidentielle bi taxu ko dox lool ci ñoom Mohamed Diop Touba Mbacké RFM. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram gannaaw bi ñu wax tegalee fukki minute ak juróom benn Youssouf Bodian Channel Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay njogu di nuyu ñëpp. wàllum basket lañ koy tàmbalee ci góor ñi ak suñu gaynde yi ñoom nag war a tàmbali ci weekend bi seen regroupement. fukki joueur ak juróom benn ñu leen di xaarandi kon fii ci Ndakaaru ñenn ñi sax ci championnat bi la ñu nekk gaynde kon war a waajal seen bopp jëm ci tournoi Abidjan tournoi boobu léegi luñ ci ut mooy qualifié pour dem ci coupe du monde bi war a am ca Chine. équipe bu Sénégal nag fii ak semaine rek moo des laata seen match bu njëkk ci tournoi boobule moo tax Soda samp laaj ndax tardé wu ñu ci seen préparation ñu ànd ci ak moom. juróom-ñaari fan képp moo des laata jogante gu njëkk Sénégal jëm ci segg gi leen war a yóbbu ca mondial Chine 2019 te ba léegi duggaguñu regroupement loolu nag dalul xel bu ñu sukkandikoo ci technicien bi di Ousmane Diallo. tey la xel parce que lu fi yàgg am na te ba léegi toujours moom même chose lay doon et que boo xoolee lu dool ni équipe nationale warul mën a ñàkk préparation c'est vrai que ne période bi ñu nekk nii mois bi ñu nekk ci dëkk yëpp ak joueurs yëpp dafay metti pour dajale xale yi mais li ci am solo mooy équipe nationale bu nekk d'abord base bi nekk fi. mais li ñu ci mën a wax daal mooy sport bu haut niveau préparation ak gestion bu baax moo koy def li ma ci tiit man mooy équipe bu amul préparation ban façon jouer lay wane parce que mën nañ fa dem tamit
bu ñu yenn équipe yi humilier bien que dañuy qualifier ñu gagné qualifier taxul yenn équipe mën nañu la humilier dafay def ci mémoire équipe. naam am na yéexite ci am ay xibaar yu tukkee ci regroupement gaynde yi bu ñu sukkandikoo ci journaliste sportif bi nekk ca quotidien record waaye moom Mor Bassine Niang am na xel mu dal. je pense que ay joueurs professionnels lañ mos la ñoo ñëw sélection Richard Aw 2007 la gëj a ñëw sélection c'est vrai mais ay joueurs professionnels lañ am nañ expérience boo xamante ni en 48 heures wala 24 heures dinañ mën a fondre ci biir muur bi xam coach bi lan la bëgg ak lan la bëggul ak yan système la ñuy teg en place pour mën a dem seeti jëli qualification bi. bu ñu sukkandikoo nag ci staff technique équipe nationale bi groupe bi yëpp dinañ ñëw ci Ndakaaru fii ak altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février gi ñu nekk di fàttali rek ni gannaaw Rwanda gaynde ak Sénégal yi daañu dajeek Mali ak Nigéria ca Abidjan. Soda Thiam seen match boobule kon seen Sénégal Rwanda moo war a doon sax match bu njëkk tournoi boobule ca Abidjan. ñu jàpp ko le 22 février bu 16h jotee Sénégal nag ñu fàttali ne ñoom benn ndam la ñu soxla ngir mën a qualifié wu ci coupe du monde boobu war a am été bi di ñëw fële ca Chine. basketball ba tey ak 5e journée nationale 1 war a door kon ak góor ñi tey ci ngoon ca stade Marius Ndiaye Sibac war ci daje ak Mermoz bu 18h45 jotee waaye laata loolu jigéen ñi ñooy jongante diggante AS Ville de Dakar ak Bopp 16h30 lay doon yeneen match yi diggante samedi ak dimanche. wàllum football la ñuy wax léegi ak 15e journée Ligue 1 ak Ligue 2 dàq lañ ko. lañ ko dàq kon ba lundi ak mardi bi di ñëw weekend bi la waroon doon li ko waral nag Ligue sénégalaise football professionnel wax ko nee nañu dañuy kon jéem a xool ni acteurs yi yëngu ci football bi mën a amee jot ngir seetaan final bi war a dox diggante Sénégal ak Mali ci wàllum U20 final boobu ñu jàpp ko dimanche bu 15h30 jotee moo tax kon ñu dàq journée boobule ca lundi wala mardi ak mardi Ligue 1 ak Ligue 2 bi bokk na sax si match yi ñu gën a xaar ci Ligue 1 boobule di match bi war a dox diggante Jaraaf ak AS Pikine jàpp ko altine ca stade Léopold Sédar Senghor arbitre yi kon sifflé ñetti journée yu njëkk ci wàllum championnat amateur di national 1 nee nañ kon seen xaalis dañ leen koy fay suñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football xaalis bi disponible la kon ci ñoom la des ngir kon dem jëli seen koppar yooyu lee laaj njogu jëm ñu wax Youssouf wàllum football ba léegi waaye ci l'école yi compétition yi amal UASU yi waaw ay discipline yu bëri la kon UASU ñu koy amal diggante ay école di jongante waa Louga ñoom door nañ ko ci jëm nag ci ay semaines yu bëri ñoom nag war a amal jongante yooyu lee ca stade Djibril Diouf ñu xamoon ko ci Watel mooy ex Watel nee nañ sax stade boobu lee dinañ ko defaraat suñu sukkandikoo ci ki ñu dénk wàllum tàggat yaram ca mairie ba ñu ànd ci ak Al Ousseynou Diagne foofu ca Louga. ay jongante fànn yu bëre jële ko ci football ba nga yegg ci athlétisme jaare ko ci bëre mbaa sax ci coupé ak yeneen ñu sukkandikoo ci Ibrahima Gueye moom mi nga xam ne moom la ñu dénk njàng mi ci biir département de Louga sport ci biir école nekkul rek ab foo kese waaye ab jàngale la. dañuy jàpp ne la ñuy def école ak lii ñuy def ci stade bi benn la ñaar yëpp loolu la ñuy boole pour former nit ku équilibré boo xam ne xel mi danañu ko tàggat yaram yi aussi parce que dañuy wax ne xel mu leer ci yaram wu ñu tàggat bu baax. muy beneen tamit façon ngir wane ni tàggat yi ñuy jaarale yi lay jongante lu am solo la bu ñu sukkandiku ci Ibrahima Gueye moom mi nga xam ne mooy inspecteur de l'éducation et de la formation ci biir diwaanu Louga. ñaar yi ñoom ñooy doon benn pour former nit ku équilibré moo tax tey ñu ñëw fi pour jàppale xale yi wan leen ne nag sport du noonu sport dañ koy def dina am ku gagné dina am ku ñàkk xam ne dama war a jàng ci sama défaite tey pour mën a dem ci victoire bi ki gagné tamit xam ne du toujours la ñuy gagné. ñu woon teewal maire bi Moustapha Diop diñ ci toftal ci moom yor lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram di Moro Sylla ñu gën kaa xamee ci arke moom rafetlu lu baax nag organisation bi ni mel balaa nag muy xamle ne am na sumb bu am solo bi nga xam ne mairie bi nisir na ko stade Vatel sax fi mu nekk nii. bii ci stade Vatel mu nekk 9 hectares am nañ benn projet boo xam ni pour réhabiliter ko xam naa du yàgg dara ci biir 2019 bi dana ko defee incha allah mën a doon football kese multifonctionnel. yi lay jongante yi nga xam ni ñu ngi koy amal ci biiru diwaanu Louga di mooy waajal ñi nga xam ni ñoo fi war tukkee représenté commune bi ci phase départementale UASU Louga Al Ousseynou Diagne FM. El Hadj Ndiogou Diène du ñàkk benn bés kon en classe wax ci UASU. incha allah ci te dafa am solo sax waaw sport et étude moom comme li ñuy wax rek il faut ñu ànd bala ngaa jàng wér-gu-yaram boo wéru doo mën a jàngi sax effectivement kon am na solo jaajëf jaajëf yu